asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu bu baax a baax waa Mouhalim info yëpp maa ngi leen di ziar di leen ñaanal bu baax yiw te di ko sàkku ci yéen di wax ni tey war nañu amal fii benn jataay comme ni ngeen ko gisee woon ci yëgle bi war ci ànd ak ku ñuy wax docteur Serigne Sylla xam naa duñu soreegul ginnaaw bi ñu nuyoo waa Mouhalim info yëpp rawatina jataay bi nga xam ni tey jii ñu ngi ko daan amale ci kër Serigne Touba gi nekk ci ancien garage bi résidence Khadim Rassoul ci jàpp ndalu kilifa yi mu doon waxtaan wu amoon solo ngir lu jëmale béréb bi kanam xam naa suñu Xaadim Caam dana ci ñëw ci ay leeral di jaajëfal bu baax soxna Mati Mbay si Sidi Mouhamad macha allah Mbàkke ñu ngi lay ziar bu baax waaye di nuyu ñëpp Modou Cissé Mouhalim yooyu danañ ci ñëw ci beneen jataay waaye rek ñu door waxtaan wi mu war a jëm ci ay laaj yu am solo ay tomb yu am solo yoo xamante ni buñ ci jógee danañ xam lan mooy lii ñu doon waxtaane mu gën a leer ci suñ bopp ñi ko xamul woon xam ñi xamoon fàttaliku docteur Serigne Sylla Mouhalim info ñu ngi lay nuyu te di la dal fii ci kër gi war a sëq ak yow ab jataay incha allah. waaw asalaamaaleykum Serigne Fallou maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu tamit waa kër gi yëpp waa Mouhalim info gépp maa ngi leen di nuyu di rafetlu liggéey bi nga xam ne tamit ñu ngi koy def parce que bokk na ci ñi nga xam ni damay suivre seen liggéey à travers Serigne Fallou bi nga xam ne tey moom bi tamit di sama lépp wax dëgg côté boo jël rek mu fay mbokk waaye tamit nekk ab xarit dëgg-dëgg ma nekk ko xam te ni man professeur laa koy wooye ndax xam-xam bi mu yor te chaque jour wax dëgg ñu ci waxtaan muy ku nekk ku oyof tamit waaw kon di leen nuyu bu baax a baax a baax di leen jaajëfal di am yaakaar ni tamit daal li taxan ngeen dalal nu fi mu di aw waxtaan buñ ci paree mën naa daal di ngeen am satisfaction ci wax ji te tamit mu nekk loo xam te ni dina amal njariñ ñëpp ñu koy déglu ñëpp laay wax di nuyu tamit kilifa yi nekk ci biir ndax xam naa ni tamit ay kilifa rek ñoo ci biir ay borom xam-xam nekk ci biir kon ma leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax. waa kay docteur Serigne jërëjëf ñu ngi lay fay nuyoo di la dalal jàmm ci kër gi di profité di nuyu Serigne Sidi Mouhamad Mbacke Balla ñu ngi lay ziar Serigne Saliou Mbacke Lixlaas ñu ngi ci kër gi ñu ngi koy ziar suñu jëwriñ Serigne Xaadi Jaxate mi jiite raawidatu madaarisil Qur'aan yi ñu ngi koy nuyu waaye di nuyu mboolem kilifa yi nga xam ne ñi ngi topp Mouhalim info di jaajëfal ak a beral nuyoo nag suñu sponsor officiel yi di Touba Xayra cosmétique nekk fële ca Kaas ba seen numéro téléphone nekk 77 432 58 56 di nuyu itam waa Café Touba Bouchra nekk sponsor bi njëkk fii ci Mouhalim info seen numéro téléphone nekk 77 356 02 45 ca Dakar bu dee fii ci Touba Mouhalim info nekkal leen fii ku ko soxla mën a jokkoog Serigne Modou Cissé Mouhalim café gi ak si na fi ci seen prix yu am solo yooyu waaye seen liggéey yu am solo yi ñoo ko waa Touba Xayra cosmétique nga xam ne lépp luy diw ak parfum dañ ci yëngu Serigne bala ñuy sori ginnaaw bi nga nuyoo ba noppi ak dig gi ñu dig ni di nga def sa kem kàttan ba li tax ñu woo la fi nga matale ko teñ ci am yaakaar bu baax a baax di ñaan yàlla mu dimbali jaam bi mu mottali yéenem allahumma ayn la abda li yutimal qasda suñu laaj bi dëkk mooy fan nga ganee jamono ak ban année la sa jaar-jaar ci wàllu jàng ba nga nekk docteur tey ak ci lan nga am doctorat. waa kay docteur Serigne jërëjëf ñu ngi lay fay nuyoo di la dalal jàmm ci kër gi di profité di nuyu Serigne Sidi Mouhamad Mbacke Balla ñu ngi lay ziar Serigne Saliou Mbacke Lixlaas ñu ngi ci kër gi ñu ngi koy ziar suñu jëwriñ Serigne Xaadi Jaxate mi jiite raawidatu madaarisil Qur'aan yi ñu ngi koy nuyu waaye di nuyu mboolem kilifa yi nga xam ne ñi ngi topp Mouhalim info di jaajëfal ak a beral nuyoo nag suñu sponsor officiel yi di Touba Xayra cosmétique nekk fële ca Kaas ba seen numéro téléphone nekk 77 432 58 56 di nuyu itam waa Café Touba Bouchra nekk sponsor bi njëkk fii ci Mouhalim info seen numéro téléphone nekk 77 356 02 45 ca Dakar bu dee fii ci Touba Mouhalim info nekkal leen fii ku ko soxla mën a jokkoog
sëriñ Modou Cissé Mouhalim café gi agsi na fi ci seen prix yu am solo yooyu waaye seen liggéey yu am solo yi ñoo ko waa Touba Xayra cosmétique nga xam ne lépp luy diw ak parfum dañ ci yëngu sëriñ bala ñuy sori ginnaaw bi nga nuyoo ba noppi ak dig gi ñu dig ni di nga def sa kem kàttan ba li tax ñu woola fi nga matale ko teñ ci am yaakaar bu baax a baax di ñaan yàlla mu dimbali jaam bi mu mottali yéenem allahumma ayn la abuda li yutimal qasda suñu laaj bi dëkk mooy fan nga ganee jamono ak ban année la sa jaar-jaar ci wàllu jàng ba nga nekk docteur tey ak ci lan nga am doctorat. waaw Serigne Fallou jërëjëf ci laaj bi waaw pour présentation moom yaakaar naa yomb na Serigne Sylla la ganee jamono ci la unte nag buñ ko waxee ñi xam zone Bawol bi xam naa dañ ko xam nekk ci wetu Xombal nekk tamit à 100 kilomètres de Touba noonu la ko waxee à 100 kilomètres de Dakar ñu bokk ci région Thiès département Thiès commune de Touba Toul foofu laa ganee àddina maa ngi toll nag samay at mi ngi toll fi ne ci 31 ans samay at ci lay toll fa laa jànge école tamit primaire def Xombal moyen ak benn partie secondaire amee sama bac à Kaolack lycée Valdiodio Ndiaye en 2009 ñu yóbbu ma université Gaston Berger de Saint-Louis ma nekk ca section wala département de sociologie fa laa jànge tamit am fa sama licence 2012 master 2014 ak sama doctorat 2017 def ko ci wàllum sociologie spécialisé tamit ci wàllum sociologie des médias et de la communication daa nekk ci laa di samay recherche yàlla def it ñuy gëstu ci relation bi nga xam ne médias yi ak champ politique bi ak champ religieux bi waaw mooy média et pouvoir politique et pouvoir religieux daanaka mën naa ni ci laa defee sama doctorat yàlla def may gëstu ci yu bëri tamit ci wàllum yeneen domaine yoo xam te ni jigéen a muy wàllum ci sociologie des religions management organisation ak yeneen yoo xam te ni jigéen a ak li ma wax fii léegi muy wàllum toujours communication wàllum religion wàllum politique ak yëpp ndax da ci duggaale ndax ca noonu laa def yàlla def tamit ma ko fay jàngale tamit di def ay gëstu boobu ba léegi ci wàllum sociologie waaye aussi étudiants yi nga xam ne ñu ngi def wàllum communication tamit ma fay jàngale waaw ci gàttal daal mën naa tënk noonu sama bopp yàlla def na tamit maa ngi dugg ci yeneen ay kuréel yu may bokk moo xam ne am ay wàllum mouvement associatif la wala ay laboratoire de recherche wala ay réseau de chercheurs yoo xamante ni bokk naa ci tamit di gën a yokk sama xam-xam ci yeneen fànn yoo xamante ni dina yitteel askan bi waaye tamit dina bokk ci li nga xam ne sama xam-xam na di gën a mën a yokk waaw loolu daal ci gàttal mën naa ni sama présentation noonu la bu amee leneen lu ñu laajaat tamit ma tali rek. docteur ñu ngi am mbégte bu baax a baax ci présentation bu am solo boobu wax dëgg yàlla jaar-jaar bu riche la malgré âge bi ni mu toll waaye teewul nga góorgóorlu fi ba 30 ans nga am fi sa doctorat wax dëgg yàlla lu am solo la wala avant 30 ans sax parce que bi ngay am 2017 nga amoon doctorat booba léegi yàgg na am na solo ñi ngi ñaan yàlla barkeel ko te toftal ci ay diplôme yu gën a bari gëstu bi gën a yaatu sociologue bi nga xam ni yow ci nga am docteur maanaam lan mooy sociologue ci boppam maanaam boo ñu ko mënoon a résumer wala boo ñu ko mënoon a leeralal ngir ñu comprendre lan mooy sociologue parce que sociologue am na mais sociologie am na psychologue am na dañ koy jaawale donte psychologue ci wàllu yeneen la jëm mais ñett yooyu tàqaleel ñu ko pour ñu comprendre ngir ñuy dégg tur itam nuroo tañ mel ni man seen xam-xam demewul noonu seen njàng ngir ñu mën koo ràññetle rawatina yow li nga nekk muy sociologue. waaw sëñ Fallou jërëjëf xam nga bu ne ab sociologue mooy ki nga xam ni moo def sociologie ndaxte science bi mooy discipline bi nga jàng sociologie la léegi ki ko jàng nag moom la naan ab sociologue la ki ko doon ki jàng mooy ngay nekk ab sociologue boo amee ci ay diplôme mooy ab sociologue nga man nag loolu tax ñu naan ab sociologue nga waaw bu ne sociologie nag moo di lépp loo xamante ni mooy daanaka ab xam-xam la buy gëstu ci diggante lépp luy relation nit ak nit mooy jokkalante ci askan bi waaw jokkalante ak ni ñuy dundee seen nekkin waaw ndax bu ne jokkalante askan bi waaye nit ñi tamit jokkalante bii def ak leneen loo xam te nekk na fi wàllum environnement bi wala tey léegi may wax naan wàllum communication wala wàllum religion wala wàllum organisation wala wàllum travail yëpp sociologue dem ci am nu mu koy jàngate waaw loolu lañ tuddee di sociologie mooy lépp luy gëstu ci wax ci
diggante dundinu askan wi ak nekkinu askan bi waaw lépp luy relation sociale loolu mooy science bi koy def mooy science bi koy bu ciy gëstu léegi nit kiy def loolu nag mooy doon ab sociologue nga léegi am na nag yeneen yu fi am yu mel ni psychologie bi nga xam ne xaw na ko jigee ndax psychologie tamit ñàkkul xam naa ne am na ku nekk ci biir loolu sax am na psychologie nag psychologie individuelle psychologie boo xam te ni sociale la boobu moo gën a jige sociologie waaye ba léegi des na bokk waaw mais daal pour gàttal pour yem ci question bi pour leeral sociologie daal mooy képp koo xam te ni yaa ngi gëstu nekkinu askan wi ak dundinu askan wi loolu bu ñu waxee yaatu na ci la bokk moo tax it bëri na loo xam te ni sociologie lañ koy def am na sociologie politique am na sociologie religieuse sociologie de la communication sociologie du travail sociologie des organisations sociologie de la jeunesse ndaw ñi sociologie des migrations mooy tukki beeg yooyu daanaka lépp loo gis ci dem mooy sociologie de la culture lépp loo gis daal ni askan bi nit a ngi cee nekk rek sociologue bi maa ngi ci di ko gëstu ndax moom nit lay nit moo ko soxla nit na muy dundee ak na mu nekkee ay moroomam ak na muy nekkee ak ci société bi ni mu ciy dundee loolu moo soxal sociologie waaw kon daal yaakaar naa ni loolu ci tënk mën a nekk parce que tamit jafe na ngay wax ci ab science rek nga ni lii mooy lii waaw ndaxte ñu bëri daan bëri koy gisee daal waaye daal ci tënk daal pour ñu leer tuuti nit ñi xam noonu lañ ko mën a jàppee. ok docteur tontu bi leer na yow yàlla dogal nga nekk sociologue en communication xam naa looloo tax ku mel ni Njoogu Jën gis naa bu dëkk bi jaxasoo wala lu mel ni tukki yi di xew wala événement yu mel yi jàll ñu di la fële ci Sud FM non pas Njoogu Jën ki ci des journaliste Sud FM boobu tam xaw a xereñ gis naa mu di la introsé lu bëree bëri ci yu mel noonu damay fàtte tur bi waaye maa ngi koy sama xel dina ci demaat xëy na waaw sëriñ jamono yi la passé gis nañ ni am mbas dafa dugg ci réew mi mu mel ni nit ñi communiqué nañ ba sonn ci bitim réew ak ci réew mi te communication bu jàllut loolu en tant que yéen sociologue yi nan ngeen koy jàngate ndax dafa wérul dafa amul te ñu bëgg ko amal wala boog dafa am lu am ñu rax ci leneen ba tax communication mënul fexe ba jàll loolu yéen nu ngeen koy jàngate daal lan moo koy waral lan moo tax communication bi ñu waroon def ci Covid ak li mu àndal ba ci ñàkk yi tout adduna yëpp ñi ngi communiquer mais mënul fexe ba nit ñu gëm ko à 100% comprendre ko loolu lan moo koy waral mal communication la wala lu nekkul ñu bëgg ko nekkal wala liñ ci rax lan la daal lan moo tax ak nit ñi mënuñu ko nangu. ok sëñ Fallou question bi am na solo ndaxte boo dee seet communication bu ma jëlee ci kawu Sénégal rek lu tax dara dafi xew léegi ngay wax te nit ñi dina déggoo léegi ci na ngay communiquer tamit da ciy bokk ndaxte askan bu ne daa am nooy waxee ak moom lu rek na ñëpp di waxtaane ak nit yow ci misaal nit ku ne yow bu dee xale ak mag sax du ni ngay waxee mag mi ni ngay waxee xale bi ndaxte boo ko defee rek ñoom ñaar naam ku dul xam li nga wax wala naam ku dul nungu li nga wax léegi nag ñun loolu moo li dal ci wàllum Covid bi yaakaar naa mas nañ ci waxtaan bi ñu ñëwee rek mooy ñi dëkk yëpp communiqué ne la Sénégal communiqué xoolul sur réalité socio-culturelle yi mooy askan bi fi nekk seen tradition réalité yi fi am ci lépp ndaxte pays bu dëkk mu ne daa ngi ko tëggee mooy benn nation la nation bi dafa am ay valeur ay gëm-gëm yu fi nekk léegi nag boo dee wax ak ñoom dangaa war a bàyyi xel ci gëm-gëm yooyu fi am ngir li ngay wax ñu mën ko dégg waaw te boo dee seet tamit mbir mi bi mu commencé laataa mbir mi dafa am benn désordre de l'information bu ci am mooy nit ñi doon jugandoo te boo dee seet bi ñu jugandoo ñu bëri ñu ci doon wax amuñu woon information yu doy ndax boo dee seet Covid bi fi ne ba léegi nii daa wane waat leneen ndax ñu bëri tey wax ju bëri sax xaw na dàkk parce que saa bu ñu doxee day gis lu bees kon ñu xam ni wax ju njëkk na wax ju bëri noo juuman juum gi nag ñii mën noo jàpp ni ñoo def exprès ngeen nax nit ñi ñeneen mën noo jàpp ni bi ñuy wax tiitaange dal na leen ak manque d'information amuñu information léegi nag bëgg noo wax léegi nag comme pays yi mu njëkk dal dëkk yi mu njëkk dal ni ñu communiqué ni ñu doxalee rek ni la dëkk yëpp bëgg na doxalee fat beneen léegi li am mooy ñooñu ñu bëri noo juum kon ñun tamit dañuy juum ñooñu tamit seen askan bokk rek sunu askan tamit da ciy bokkaat kon loolu am na ci waaye mbir yu demee nii saa bu amee crise bi saa bu demee li naan tamit wàllum propagande ci dugg mooy ndaxte communication en réalité li naan communiquer c'est manipuler nit ki communiquer day communiquer ngir
andi benn jikko bu bees wala am na lu fi nekk jikko bu bees mu bëgg ko dindi wala bëgg nit ñi am nañu doxalee wala am na nit ñi doxalee mu bëgg mu deñ communication loolu lay doon. kon moo tax ñu ne saa boo dee communiquer daa am loo bëgg a changer wala loolu bees loo bëgg a indi kon loolu moo taxan nag toujours nit ki bu ko mën a indi ay biir léegi nag bi nga koy def yow am na ko ne ci wet gi peut-être d'accord ak yow li ngay def ndax dëkk bi ay àdduna bi ay idéologie ko yor idéologie bii gis nii lay gisee ñii nii lay gisee léegi saa boo jógee ni man nii lay doxalee ñeneen danaan déedéet boo seen Covid bi ñii de naan am na nii lay demee ñii ni amut ñii ni bu dee am na tamit ni ngeen koy waxee demeewu ni daa am lu leen bëgg ñu ko ci affaire nouvelle ordre mondial bi taxawal ko ñeneen dugg ci dañuy xeex diine ñeneen xeex yaa ngi Sénégal bi ñu taxawee rek ni nan bàyyi tëj yenn lieux cultes mooy jàkkee jumaa yi ba ci marché yi am ñëpp dañuy islam dañuy xeex ñii diine lañuy xeex léegi ku ne tey li fi ñuy wax daa fu mu koy teg léegi nag loolu mooy waral parfois communication chaque jour day jëfe te li ngay wax yow ak li nit ñi di dégg parfois day du nekk benn parce que nit kiy wax faaw moom mu préparer psychologiquement pour mën a dégg sa wax ji ndax bu leen bokkul ay gis-gis rek mun te fexe communiquer ba nga dégg wala ñun dañ naan tubaab bi dañ naan la compréhension n'est possible qu'à l'intérieur de même paradigme bu ne paradigme ay façon gisin la léegi bu leen bokkul noonu leen gisee rek man ngeen wax fii ba suba doo leen déggante man ngay wax man damay xaar li nga wax du ma ko dégg damay xaar ba nga pare rek pour man ni déedéet loo mën di wax yi dama naan déedéet parce que bokkuñu gis-gis am na nen nu ma la jàppee ba pare loolu mooy am ci loo gis wàllum feebar yi wàllum politique wàllum fi fépp lu day am finalement da nga naan kan moo am dëgg léegi askan bi nag ñoo ci sonn te réseaux sociaux yi bokk na ci ndax fu jëkk communication bi lu taxan mu gën na yem mooy ñu ko mën na contrôler communication bi dama daan contrôler parce que ci médias yi traditionnel la daan jaar ci presse écrite wala mu jaar ci télévision wala jaar ci rajo te yooyu mën na leen contrôler mooy leen benn régulation mën na fa am looy fay wax di nga ko seetlu mën koo génne wax léegi nag leneen moo am mooy désordre mën a wax léegi réseaux sociaux yi dañoo taxaw ñoom it dañuy joxe information ni ko ñenn joxe te nit mën a contrôler ñee ba ku ci waxut lu yoon sax ñun la defal ndànk fee mënu caa bokk moo di kon léegi nag réseaux yi dañ faa nekk nit ku ne di wax ni nga gisee te am na ci askan bi ñoo xamante ni yàlla def na luñ dégg ci réseaux sociaux yi dañ naan dëgg la loolu tamit bokk na ci li nga xam ne tey communication Covid boobu dafa am plus beaucoup de désinformation li naan désinformation mooy maanaam wax loo xam te du dëgg wala boog nga wax loo xam te ni da nga am beneen leen loo ci jublu kon yooyu daf ci aman tamit ba nga xam ne tey nit ki doon déglu doo xam kan lay gëm beneen affaire bi am boo dee seetli communication institutionnelle bi ci aman mooy bi nga xam ne tey état bi moo ko doon joxe wala état yi wala institution yi xam ne ministères yi ñoo ko doon joxe parfois da doon wuuti ak communication sociale bi nga xam ne doon jógee ci média yi loolu tamit nit ki day nekk ci benn dilemme du xam fan lay féete finalement moom danaa léegi naa doxee ne li sama xel dal wala boog fa nit ñi ëppee mu ëppee fa mooy am fi nit ñi ëppee laa ëppee fi nit ñi ëppee rek fa laa jëm dootuma aw man dong loolu tamit doon noonu ko ci gis wala tamit boo dee ñëwaat Sénégal tamit am na ñoo xam te seen kilifa la ñuy déglu buñ déggee ni benn sëriñ bu sant nangam wax na dara ñëpp dañ naan kon li koy wax moom mu am ndax fa laay féete keneen ni dégg naa sëriñ bu wax na nga ni fa laay féete léegi finalement loolu da doon mujj am ba nga xam ni nit ñi léegi dootuñ ko comprendre tamit ñi jiite tamit léegi dañ daan juum ndax léeg-léeg seen biir duñ xaw a déggoo ñu seen biir wala nit wax dara ba pare jëfinam du wane loolu waaw loolu ci wàllum théorie communication naan double lien wala double contrainte sa wax du dem ba du méngoo ak sa jëf loolu tamit di indiwaat beneen affaire te loolu daf ci bëri lool sax boo gisee ci àdduna bi ñi ni naan tëj lii wala gis ay manifestation yu côté bi yooyu yëpp daf ci aman kon daal ci gàttal ci tënk ci communication bi problème boobu la moo tax ñu naan la communication maintenant tamit est politique la communication dafa laaj est polémique mooy du leer ndax da laaj contexte bi maanaam ci anam bi fi ñu koy defee jamono jooju lan moo xew bi ngay communiquer kii doon wax tamit daf ci war a bokk kii doon wax kii déglu tamit du nekk koo xam te ne du ñëw mu dégg ndax daa am nu muy réagir ndax sunu ay gëm-gëmam loolu tamit daf ci nekk kon lu jara xool la ak yow ban objectif nga am est-ce que objectif bi nga am arrangé na kii déglu wala arrangé wul kii déglu ndax bi ngay wax amul dafa am benn intermédiaire bu nekk sa diggante ak kii déglu ndax bu dee da ngay wax directement mu dem ci kooku man effet bi ci la gën a rëy waaw bu dee daa am ci ku muy jaar li naa ay leader d'opinion mooy suñu sëriñ seeg ñeneen ñi nga xam ne tey day filtre information yi du jox na leen loolu tamit day amaat kon da ciy am ba nga xam ne yow sa objectif dëgg pour mu atteindre ko day jafe loolu moo waral wàllu Covid ba léegi nii li naan benn pëcc xoo am
ba léegi nii li de am dëgg ñun ñëpp tey gëstukat bu am da ngay toog ba ca nga xalaat ni nan la demee tey rek naan ah ñii la ma di suba ngeen ne la demee ndaxte information kenn xam ko waaw kon daal mën nañ koo kii noonu Sëñ Fallou ñu taxawoon noonu di la dégluwaat ba xam bu dee am na leen looy laajal. macha allah docteur leeral nga ni communication lu am solo la leeral nga itam ni communication dafay am méthode bu ñu koy jaar pour mu àgg ci ki ngay communiquer leeral nga ni itam réseaux sociaux yi indi nañ désordre gu rëy ci biir communication leeral nga itam état wala ku mën di doon war nga xam ki ngay communiquer ba àgg sax ci leeral impact bi nga xam ni communication directe am na ko bu wuuteeg boo xam dafa am intermédiaire muy am solo yoo xamante ni groupe bi borom xel yi ñoo fi ne xam naa ñi ngi jàngat macha allah xam naa laaj biñ ciy tofral rek ñu njëkkante ak waxtu wi mooy communication bi nga xam ni sëriñ si dañ ko def ci Covid bi dañoo gis ni dafa jàll trop macha allah waaye mu am xew-xew bu fi am bu yàggut état communiqué na opposition yi génn nañ communiqué muy fitna yi fi amoon fan yi waaye ñu gis ni communication bi nga xam ni chefs religieux yi def nañ ko particulièrement Cheikh Mouhamadoul Mountakha communication bu jàll la loolu lan moo koy waral jëmm ji la wala communiqué bi dafa ñëw waxtoom dañ ko jaar fi ñu ko war a jaar yéen sociologue yi communication bi Sëñ Mountakha def ci jamono jii moo xam ci lim yëkkati joxe ko la parce que loolu communication la yéen tudd moyen de communication da ngeen koy tudd oto parce que dafay gaawal nga àgg wax li nga bëgg a wax xaalis boo yëkkati joxe dañ koy tudde moyen de communication ak leneen loolu yaakaar naa ñoom Sëñ Xaadim Jaan danañ ci mën a leeral Cheikh Mamadou Mountakha ak mboolem kilifa diine yi nga xam ne dañoo jóg dox tànk jàmm ci fi réew mi toll woon lan moo tax ñoom seen communication gën a jàll par rapport ak ñeneen ñi société bi da bon ma bañ a commentaire ma yamale foofu laaj bi daal par exemple communication bi nga xam ni chefs religieux yi dañ koy def rawatina bu événement yu mel ni amee particulièrement Cheikh Mamadou Mountakha dañu gis ni homme politique yi homme religieux yi bu fekkee dinañ ko waxe noonu jigéen ñi xale yi opposant ak parti au pouvoir dafay mel ni ñoom ñëpp communiqué bi dafa àgg ci ñoom directement ba nga xam ni moment yooyu li xool di tàng diggante tey ak suba da ngay gis ni ak soppiku gu rëy am na nga xam ni xol yi sax ñu ngi féex la preuve mooy ñi nga xam dañ leen a téye woon ci kaso bi démb bi ñëwee ci Cheikh Mamadou Mountakha da ngay gis ni tey seen xol féex na léegi communication boobu lan mooy waral mu war a mën a jàlle noonu ñun nag ñu ngi wax ci saayir pour ñi ñuy déglu bañ a xam ni bon ñu comprendre ne waxuñ ci ay baatin ci daraje sëriñ ak yooyu waaye en tant que ab sociologue la ñuy waxal ñu bëgg ñu jàngat mbir yi ci saayir xam naa laaj bi xaw na gudd sax. ok Serigne Fallou jërëjëf lu am solo la parce que loolu dañ koy jàngale ci ñun ci wàllum anthropologie de la communication dañ ciy taxawaat ndaxte yi gas de communication am na du sociologue bi rek mu étudier te yàlla def na tamit doo jàngale loolu waaw xam nga boo xoolee ci taarixu Sénégal ni mu sosoo danaan tey bi ni Sénégal dafa am pouvoir politique bu taxaw ak pouvoir religieux bu taxaw léegi ci jamono yàgg am na benn gëstukat Chris O'Brien boo xam le contrat social sénégalais moo di sénégalais bi njëkk bala muy identifié ci état bi wala chef d'état bi wala kenn ab sëriñam lay njëkk a déglu ba xam loolu nag boo ko gisee mooy da koy jéem a roy da koy toppandoo benn misaal bu gàtt état bi na wax takk leen masque da leen def lii waaye jour bi nga xamee ni tey gis nañ sëñ Mouhamadou Mountakha wala sëñ Babacar Sy Mansour wala tey le cardinal takk masque bi ñu ko defee dinaa gis nit ñi dañoo jël masque yi dajale ko ñoom seen ñetti photo yi wala ñeenti photo yi yaakaar naa daal koy publier daan nan takk masque ndax li ko sëñ bi takk kon ñi nga xam nit ñaa ngi koy rey kon communication du wax rek waaye jëf ji communiqué la wax nga ko même tekk sax communiqué la te ñoom dañuy wane loolu lépp xam nga boo dee seet ci tubaab yi ne dañu jàngal ay modèle de communication ñoo ngi koy wax léegi nan communication ñu koy defee modèle de tel auteur ay auteurs yu bëri ñoom ñi def communication pure dañu koy def
léegi ñun nag ñi nga xam ne ñooy def entreprise communication wala société de communication dañ naan nit ñi ñoom coow mën na ko nit ñi am na ñuy communiquer seen bopp selon seen réalité seen tradition seen culture mooy li nga xam ne gis nañ ko si sunu sëriñ si te gis ngeen seen communication mooy gën a jàll ci nit ñi parce que nit kiy communiquer daa am solo yow rek am na ñaari ñuy taxaw di wax am na koy gën a gëm wala am na keneen koo xam ne waxee nga ni gëm ma ko kon nit ki communiquer dafa am solo mooy crédibilité nit ki dafa am benn crédibilité boo xam te ne li mu wax ne gëm ko mooy nga am benn pouvoir symbolique benn capital symbolique boo xamante ni boo waxee rek dañ naan waaw nekk na te loolu nag gis nañ ko ci sunu sëriñ si beneen li ma ci mën a gisaat moo di bu ñëwee ci loolu ñu jàll ci loolu Covid bi la woon laaj doon mottali rek léegi bu ñëwee ci événement yi xew léegi tamit contrat social sénégalais bi def fi ñëwaat ndaxte boo dee seet jamono yàgg am na ay doon naan tey est ce que sëriñ si am nañ benn poids ma sànq benn waaye sax benn jour mu naa ma est ce que mooy événement Covid bu jàllee bu ñu gisaat beneen changement ci doxalin sénégalais yi ak yeneen ma ni ko ñuy waxtaan ma ni ko bu ñu xoolee observation yi ma am chaque jour nit ñi wax loolu depuis année yu bëri ñu ngi koy wax même ci affaire wu élection ñaa ngi koy wax man ko waaye saay bu benn événement religieux jàllee nga gis ni sénégalais yi ba léegi seen gëm-gëm dañ koy téye ma ne ko waaye bu problème amee ba état bi dem ba tële ci du ko wane naam waaye kilifa di ne ñooñu taxaw pour nit ñi am te sax sénégalais saa bu ñu jàqee du ni na président wax du nekk leen wax wala den ko wax waaye dinañ ni ana kilifa di ne leen wax ñoom lañuy jëkk a laaj kon xam nañ place bi nekk te mooy kon ñoom leen gën a nungul que tey suñu état bi loolu nag di ko waral leen la mooy suñu état yi ni ñu ko tënkee ak suñu république bi ni ñu ko tënkee mooy ñun ñëpp tey xam nañ ni Sénégal bu doon lay defal république bu beesam wala état bu bees boo xamante ni tey da koy tënk ci suñu gëm-gëm bi nga xam nañ ci mën a nungu naam institutionnalisé wuñu suñu confrérie yi ak suñu hommes religieux yi waaye ñëpp nungu nañ ni ñu ngi joué rôle boo xamante ni am na solo ndax saay bu état bi jàqee ci ñoom la jëm askan bi bu demee leen métti ci ñoom lañ jëm kon loolu lañ ci gis te moo tax ñoom saa buñ communiqué day maa leen ndax gëm-gëm dafa am seen wax gëm-gëm dafa am te boo xoolee événement yi jàll ma jël exemple Serigne Mouhamadou Mountakha parce que yaakaar naa ni moo nekk acteur bi ci gën a kañ bu coow li bëri dañuy tekk waxut tekk la def ñu ni wax waxut mu ni tekk bi coow li bëri ci la daal di woote ñu wax mu yónni ay nit ñu dem gis ñi jiite réew mi ñu daal di bàyyi bin pare li mu njëkk a def mooy askan wi tamit fàttewumu leen daa yëkkati ab xaalis ni kat lii xam naa ni am na ñoo xam te ni sonn nañ bi affaire bi amee seeni biir gaañu nañ ci ñi yàqoo nañ ci naa jël lii jox leen ko ni beneen acte tamit communication noppi gi communication la yónnee gi mu defaat beneen communication wax ji mu nekkaat mu ak joxe gi nekkaat beneen type de communication mooy joxe na moo ne wane na bin paree tamit gis na ne li mu leen waxan lépp nit ñaa ngi koy gis kon li mu waxan état nangu na ko li mu waxan tamit mouvement opposition bi ñoom it nangu nañ ko te lépp ñu ngi koy gis résultat yi ngi koy gis léegi loolu day wane waat nag beneen dëgërlaay bi nga xam ne sunu confrères yi am nañ ko te mën a xam ne kon mënoo def dara ci réew mi te jaaroo ci ñoom ndax chaque jour ñu ngi koy wane chaque jour ñu ngi koy wane moo tax bu ma nee tout est communication ñoom la lay wax tout est communication mooy wane na ko ñoom lu nu def rek daa am na ko askan bi jàppee am na message bu lancé askan wi te askan bi dañ koy nungu wuute nag état saa bu waxee ne ñu gisul te beneen bi am day dem ba ñoom bu ñu waxee dara yow même boo d'accord sax doo ko sañ a fësal ndax respect bi nga am ci ñoom te mën na leen te wàllum diine tamit dugg ci wàllu am pour religion boo xoolee seen ni mu demee mooy nit ku nekk ci wàllum diine yàlla daam nu ko amal yàlla daam ko loolu nag du ma dugg ci wàllum baati nag yooyu mais ci leen gis rek moo di même ki la gëmul sax da lay jox cër mooy maanaam yow catholique chrétien nga wala musulman la wala nga leen mais na nga ko jox cër ndax dara ni diine lay dox kon nag moo tax ñun comme ñun loolu moo ëpp doole aggun ci amagun benn société séculière boo xamante ni tey diine amul fi doole diine fi am doole ba léegi kon nag lépp lu ni ma def Sénégal gi moo di état sax lu mu war a def war na ci diisoo ak ñoom ndaxte bu jàqee ci ñoom la jëm askan wi it war noo bàyyi ba cooli kër rek ñu doog a ni nan wax kon war noo gën a xalaataat suñu réew mi xam ni jot na tey ñu tënkaat suñ beneen dëkk boo xamante ni suñ beneen république wala suñ beneen état boo xamante ni dañ koy méngale ak suñu tradition méngale ko ak suñu gëm-gëm méngale ko ak li nga xam ni moo am suñu réew waaye état bi ñuy doxale Sénégal ak ñii ñuy communiquer lépp dañ ko jéggaani feneen
moo tax li état di wax ak li askan bi di def muy wute te saa bu ñu xam ne suñu kilifa dinañ wax nan askan mën ko nangu loolu nag kon leçon boo xamante ni dama mën ko cee gis te yaakaar naa événement yi jàll waaye na loo xamante ni ci réew mi nga xam ni mënoo fee def dara ci dara suñu kilifa dina yi waaw loolu nag li ma la wax rek communication la seen lépp communication kon ñun lépp dañ koy jàppee communication ñoom seen teg communication la seen génn taxaw wax saaka wax communication la seen jëf tamit lépp day nekkaat benn message bi mu lancé askan wi. ok jërëjëf sa docteur comme ab sociologue nga xam naa dañuy ñëwaat ci xew-xewi jamono rek suñu réew mii di Sénégal dafay mel ni réew la moo xamante ni ñi ëpp ci waa réew mi bëgguñu li ñuy tudde borom ñaari tur par exemple man nga ni 95% ëpp na ko sax man nga ni 99% virgule bëgguñu borom ñaari tur yi ba pare diine yi fi ne bëgguñu ko moo am ay benn yoo xamante ni ñi ngi rëcc di ca duggi docteur en tant que ab sociologue booy xalaat lan mooy war a dugal nit ñi ci loolu ab communication bu borom ñaari tur yi def la wala ak ñàkk gu ëpp parce que yéen sociologue yi da ngeen di xalaat ci loolu dundu askan wi ñàkk gu ëpp moo koy waral wala bëgg am bu gaaw wala diine ju commencé yàqu wala ñi koy xeex itam dafay mel ni pour ñu àggale sénégalais yi par exemple pour ñu am communication bu wax sénégalais yi ni da ngeen a war a jóg pour xeex ko dafay mel ni communication bu mënagut a am par exemple dañ koy naqarloo ko jàmbat rek mais sénégalais yi jógagul pour xeex ko xeex bu war loolu nan nga ma koy jàngatale xam naa ñu ñëw ci laaj bu mujj bi incha allah ngir bañ laa téye lu yàgg. waaw sëñ Fallou li nga wax am na solo xam nga yi xew ci jamono jii léegi moo di ni nga ko mën a jàpp moo doo jóge ci benn phase bu ñu tuddee tradition dugg ci modernité nag dina dem ànd ak benn dynamique sociale mooy société bi day mel day wëlbatiku lu bëri day changé gis yi day changé doxal yi day changé wax yi day changé bëgg-bëgg yi day changé wala ñu yokk te moo ne maanaam bëgg-bëgg sax mën naa ne sax du changé ndax nit ñi yàgg na am bëgg-bëgg yooyu waaye loolu daa nga ko xalaat lu tax ñi mewuñ ko woon loolu tey ci gëstukat yi ci ñun ñi xam ñu nekk ci wàllum sociologie dañ naan tey day dund benn société boo xam te ni c'est une société liquide mooy teew daal liquéfaction sociale mooy léegi le social bi nga xam ni mooy société bi mooy famille bi mooy sa diine bu dee Sénégal sa confrérie sa tarixa bi nga xam ne tey moo doon tënk nit ki ñu tuddee benn déterminisme social ba nga xam nit ki yéen ñi sax du ko ñimee sax xalaat même bu wéetee du ko ñimee xalaat te ni loolu tey moo dem ba dafa commencé yolom loolu moo tax ñu naan ko une société liquide lañ ko tuddee solide mooy lu dëgër liquide mooy loo xamante ni comme ndox la dafa woyof mooy leen tuddee teewul la liquéfaction sociale am nañu sax ñu naan une société gazeuse gaz mooy loo xam te daanoo gis te dafa oyof kon société boobu lay dund mooy une société moderne am benn modernité boo xam te ni tey lan la indi bu doon ci sunu société Afrique bi bu njëkk dañu woon benn agent communautaire lan aman nit koo masaa gi daan identifié wu ci groupe am ci famille am wala ci diineem foofu daan identifié wu kon ab agent communautaire lan ko amuloon benn liberté bi def yenn nii ndaxte am na lu ko tënkan léegi nag bi yenn ci askan yi dañ naan bi ñu commencé ci année 90 yi jëm kaw mooy dissolution bloc de l'Est bi ak yi fi amoon yëpp dafa am léegi lu naan benn pensée unique bu am ci àdduna bi benn libéralisme boo xam te ni moo fi taxaw léegi nit ñi chaque jour liberté lañuy wut day réclame liberté léegi liberté individuelle yi commencé dikk li taxawal na société ñu commencé di ko tege de côté léegi naan léegi nag benn naissance d'un individu parce que bu ne individu rek mooy kenn koo xam te ni day réclamer liberté am bëgg def lu ko neex léegi nag ci leen tudd léegi benn individuation bu commencé am wala individualisme wala ñoom na individualisation benn individuation moo naam lan nit ki léegi lan koy mën a waxal ni ko mën ngaa dund sa dund comme ni mu la neexee mën ngaa dund sa dund comme ni mu la neexee yow yaay nekk début ak fin bi commence ak sa dund loolu la daa nekk sunduwaay te loolu lay waneel beneen affaire bi ci amaat mooy nit ki li ko soxla mooy xaalis moo ko soxla nu ma amee xaalis baax na bu njëkk da nga naan naa xool lu lew wala leen léegi nag naan nu ma amee xaalis baax naa riche na parce que bu ma riche baax na beneen bi mooy sa plaisir mooy ñi tëggoonal benn principe boo xam te ni hédoniste la ñu jàng wàllu philosophie xam nañ ko mooy plaisir nu ma ko amee baax na bëgg naa dara naa ko amee baax na kon léegi ñett yooyu daanaka moom la nit ñi poussé nit ñi ba affaire bi am nag léegi nag mu dugg ci commencé Occident dem ba dugg tey ci Afrique
te Sénégal nga xamante ne naan benn diine dëkku diine la ñu commencé am beneen esprit beneen conscience bu dugga ci ñun muy loolu mooy ni ñeneen ñi dundee war nañ mën a dundee. beneen affaire bi amaat tamit te ñu war koo xamaat yi ñi nga xam ne bokk na ci cause yi wala facteur ñu ko tuddee mooy wàllu média yi bu dee seet bu njëkk Sénégal benn société bu fermé la woon société bu fermé daawun dund influence li xew ci biti ndax benn télévision fi nekkan te kër yi tamit doon na dund noo xamante ni même bu am na télévision benn télévision moo nekk ci kër gi mooy ci salon bi lañ koy teg wala ci ëtt bi ñëpp seetaanandoo ñu fayandoo ñëpp dem internet bi ñëwuloon yenn yi doo ko mën a xam ndax nit lu mu xam mënu koo def kon mënu ko woon a def léegi ne li am moo doon ubbi lépp doo jékki-jékki télévision sàccale cëri dikk da ngay toog ci sa dëkk sa kër di seetaan la xew ci yeneen dëkk te bi ñu ubbi télévision yi façon télévision bu ne leen ubbi façon télévision bi ne ubbi nañ ko am na télévision te nii li ñuy wax ci borom ñaari tudd rek la nii ñoom moom la ñu promouvoir demaat léegi ci média yi kon réseaux sociaux yi taxawaat am na page réseaux sociaux te ci loolu rek la ñuy wax ñoom rek ñoo ko yor yenn institution organisme internationaux yi tamit taxaw ñu di may ñuy sponsoriser ñoom ñu sponsoriser ay événements wala ñuy parrainer ay événements ñu gis seeni couleur ñu koy porter dem ba tey ñi nga xam ni tey ay sportif la wala ñeneen ñu koy réclamer di ko wax ni ñoom fa lañ bokk te ñu dem ba léegi di leen protéger gis nga léegi signes yi nga xam indiwaat nañ ko couleur yi programme yi ñu ko ci boole télévision ba ci école bi te ñu ciy boole loolu kon day dem ba li naan benn banalisation du mal bu njëkk de lu bon la woon mais léegi doon dem ba nag ko banaliser ba yow mi xamul da nga naan da ngay jàpp ni sax aayatut da ngay jàpp ni aayatut ndaxte dañ ko daal di naan def booy na suñuy bët booy na suñuy nopp dem na ba da ngay jàpp ni aayatut léegi loolu nag banalisation moo waral tey ba ak lan li naan desserrement de l'étreinte sociale mooy suñu institution yi dëgëratu bu ñu institution sociale lay wax commencé ci kër gi na meleen melatu ni famille bi daanaka dafa mën naa ne famille bu tas la bu éclaté la bu njëkk benn famille élargie léegi famille nucléaire dafa tas école bi contrôlé tuñ ko du école bi di kaniy jàngal ci école bi du yow sénégalais bi lay jàngal mais beneen type de citoyen boo xam te ni ci pour beneen dëkk la lay jàngal parce que programme bi moomatuñ ko médias yi ñàkk nañ ko parce que médias yi léegi lan moo fa xew mooy am na benn domination du champ économique moo nekk ci médias yi tey télévision bi de suivre loi marché bi mooy tey li marché bi mooy li askan bi li jàpp ni moo gën a indi téléspectateur moom lay teg gis nga série xam ni ku ne ni mu demee ak yooyu mais télévision ci loolu la ñuy dund mootuñ ko internet ubbeeku connexion yomb na amatul contrôle te kenn mënu ko contrôler connexion malheureusement sunu état bi def na erreur foofu tamit ndaxte bu ma nee communication waaye tamit am na dëkk yoom te dañoo censurer yenn sites yi nit mënu faa dugg ñun nag amuñu jot noo censurer noo bàyyi lépp dugg kon xale bi tamit bu toogee rek dina mën a dugg nit ñi amatuñ jotoog yar sa doom ci jamono yàgg doon naan la télévision mooy troisième parent après yaay ak papa télévision mooy troisième parent mais léegi télévision même bu nekk troisième parent léegi internet moo nekk premier parent télévision peut nekk deuxième ñu dem léegi maa ngi naan télévision bi bu njëkk da nga ko daan seetaandoo léegi kër gu ne léegi néeg bu ne am na télévision chaîne yi bëri na da nga def ses choix kon loolu lépp tey dafa taxawaat ba nga xam ne kon nit ki léegi liberté la am boole ci ñi nga xam ne tamit ñooy promouvoir tey wàllum góor jigéen ñu comme xam naa ni bu ko ci woon a jaar am na tamit benn propagande bu ñuy def ñoom it ndaxte ni ngay jëlee sa diine pour taxawal diine taxawal lu baax ñoom ñu ne jóge ni lii tamit ab gëm-gëm la ndax gëm-gëm la en réalité te yaa ngi wax franc-maçonnerie ñu ngi koy wax ñu ngi wax ab gëm-gëm la bu nit ñi am te ñoom dañoo jàpp ne ñoom it fii ak tant d'années atim bi dañoo war atteindre seen objectif ndax bu loolu amul fekk diine jee ngi taxaw fekk famille ngi doon doxee fekk école la nga doon doxee wala média yi ñu ngi leen di contrôler ñoom leen bëgg duñ ko mën a am léegi nag fu ñuy jaar ci suñu état yi la ñuy jaar suñu état yi lay jëkk jaar nu fay jaaree xam ne suñu état yi néew nañ doole ñu ne leen de boo bëggee tey programme bii ñu ne boo bëggee tey ñu jox la xaalis ci lii ak ci lële ah faaw nga nangu lii boo ko signé wut ñun la mën a jox wala boog di nga bàyyi yéen yi nga doon ñu bàyyi ko boo ko defut dina ma jox xaalis état bi xool na ni bu ko defut na ñàkk xaalis ah état bi di commencé léegi di négocier ak ñoom moo tax suñu loi yi boo dee seet ci juriste yi xam ne am na fi ñu ne amul fenn fu mu condamné homosexualité ñoom état yi xam nañ loolu waaye xam na ni tey li nan dafa am loi am norme sociale léegi suñu norme sociale nag ba léegi mi ngi taxaw beneen affaire xam naa bu dee am na seen biir ñu jégal ma mooy organisation droit de l'homme ñoom it taxaw ndax ñoom droit de l'homme la ñuy
lan la droit positif la ñuy taxaw di défendre ñoom it taxaw ni nit ku ne la mu bëgg dañ ko war a mën a jàppale ndax ñoom it la plupart de ces organisations yi tamit yàlla dañuy jël ay yenn financement yu jógee ci yenn kii ñoom it dañ leen di tënk kon ñoom it xam dañoo préparé wu tey ndax ay lobby lan dañoo préparé wu ngir exister ndax bu njëkk dañ daan làqatu mais léegi làqatu amatut ndax ki taxaw réclamer sax ni man kat lii laa sax léegi nii dañ lay jàppale danaa nan la soutenir yaa ngi ñëpp yam da nga am say droit gis ngeen boobu ba léegi li fi xew ci église bi am ñu tax wax ko ba am andi ay polémique yu bëree kon ñoom ñu ngi commencé seen combat ñu ko gagné ndànk-ndànk te li ñu commencé mooy yolomal sunu institution yi ba nga xam ni amatul dëgër laay ba xam nit ki ci nekk léegi la ko doon tënkatu ko mën a am léegi bu njëkk da nga gis léegi bu njëkk daawoo dégg ku ni man musulman non pratiquant la wala catholique chrétien non pratiquant léegi da nga gis ne man waaw chrétien la war non pratiquant wala man musulman la war non pratiquant te bu njëkk loolu nit ñi moo ko wax mais léegi nit ñaa ngi koy mën a wax di ko réclamer léegi benn uniformisation na am benn société boo xam te ni adduna boo xam te ni léegi dafa dépassé yenn frontière dafa dépassé yenn gëm-gëm yi nit ñi ñoo war a bokk ni ñuy dundee benn adduna dafa nekk comme benn réew benn nation la war a doon ñëpp bokk ñuy dundee amul xaajaloo amul léegi ñëpp nañ bokk ñuy def te lu waay neex def kon daanaka boo dee seet mën nañ ko ci expliquer ci noonu mu nekk question bu complexe benn complexe li ma wax ko mooy tey boo dee seet li naan wàllum genre ma jox la yaa ngi wax ci communication saa bu ñu ko waxee mooy sunu état yi doo leen dégg ñu communiquer ci wàllum homosexualité wala problème mu genre bi ñuy wax même si genre daanaka li ko nit ñi jàppe lu bëri mën na faa bañ a àgg ndaxte genre tamit ab construction rek la waaye yaa xam ku ne na nga ko jàppee waaye moo tax bu ne genre rek nañ ci def ndànk te bu ne genre rek ñu ni waaw lee la ndax genre mooy li mën a permettre que nit ki diggante góor a jigéen ñu ni waa kat ki nga xam ne ab liggéey la wala ab poste wala leen ñu ko que léegi góor a ko doon def waaye léegi jigéen war na ko maa def léegi jigéen a ko doon def waaye léegi góor war na ko maa def loolu bokk na ci kon du lépp lu genre rek la nga xam ne dañu war a dindi waaye ci biir it dafa am leneen lu am te loolu boo dee suñu état yi mosuñu ko expliquer ndax na ko nit ñi dañuy ragal ci loolu beneen affaire homosexualité dafa nekk lu tabu su ne Sénégal ci Sénégal yow sax bi ngay wax léegi nu ngi woo jaar ci digg bi da nga ne rek borom ñaari tur yi nekk na tabu ba nga xam ni nit ñi waxuñu ci mosoo doog da dana ci télé état bi wax ci coolu mosam ndax état du ci wax kon amul benn communication institutionnelle boo xam ne teg nañ ko ci ñu ciy wax ñu ci wax les communication bi ci am ci askan bi di ko waxtaane tamit ñu bëri ñu ngi waxit naam amul information ya doy kon dam def ci am léegi nag benn tiitaange am na ci ndax ñu bëri den naan tey suñu société fu mu jëm benn tamit rejet moom am na ci déjà kon boo dee seet nit ñi moom mun nu ko nangu waaye ndax nit ñi ni ngi def loo xam te ni tey dina tax loolu du fi am doole loolu nag mooy jafe waaw ndaxte koo xamante ni bu nekkee fu mel ni Sénégal mi ngi làqu fare ñi ngi feeñ mais fii ñi ngi làqatu parce que saa bu taxawee tey daanaka gis ngeen askan bi kii duñ ko suul fii kii duñ ko suul fii gis ngeen jamono yooyu ci yàlla benn organisation France dem ba naan day porter état Sénégal wala confrérie mouride ngir benn homosexuel bu def nangam yooyu yëpp kon gis ngeen ko fi kon mooy Sénégal moom ba léegi nit ñi nunguwun mooy normes yi nunguwun société bi nunguwunu ko même si état moom ba léegi yooyu nungu ci wax état nungu ci wax te nag état tax nungu ci wax tamit foofu ñu comprendre lu tax état mënu ci wax parce que état acteur buy négocier la à l'étranger buy négocier ak ay bailleurs te ñi nga xam ne ñooy bailleurs yi ñoom ñoo yor loolu moo tax état du ma jël benn position bi mais tey le président Macky Sall bu génnee ñu ne ko affaire homosexualité wala takk na benn si ñu ne ko homosexuel moom ñu ne ko da ngay promouvoir homosexualité moom daf koy def en tant que chef d'état mais xam na ni loolu moom muy société Sénégal ñu ko majorité dañ koy mas a rejeté te loolu it gis ngeen li ñuy wax bi ñu demee i téléfale bi nekk homosexuel leen ils sont libres au Sénégal avec l'état mais la société n'a pas accepté mooy wax na te lan nan ko comprendre position bi mu nekkee noonu la mën a waxee ndaxte réew mu ñàkk doole lan réew mu àggut fenn fi lan moo tax mu ta jël yenn position yi en public même si en âme conscience moom dina xam ne lii mënu nekk mais bu génnee ci ñoom it na am négociation moo nax ñoom ba naxanteeg ñoom ba am li mu bëgg ñëwaat toog kon moom ci position boobu responsable boobu mi ngi koy jéem fexe na ba moo am askanam duñ ci am problème waaye bu génnee tamit du am problème ak ñeneen ñi moom moo tax ñu naan état bi leeralul waaye nan comprendre loolu tax mu koy def man noonu laa ko jàppee loolu tax mu koy def ndaxte tamit ay réew yi ñàkk doole lan buñ xëy tey ñi def nu embargo man noo am ay problème waaw moo tax état sax ju nañ ko may mu négocier noonu léegi nag lii askan bi nag moom du masa forcer askan bi ñu nangu dara du ko masa forcer te xam na ni du ko ne parce que stabilité sociale la ndax teg ab politique
askan bi na cee reyante wala askan bi nar a yàq dara duñ ko def waaw naam nag moo tax communiquer xam na moo tax duñ ci faral di ci communiquer lu bëri parce que boo ci communiquer lu bëri rek mooy da nga koy banaliser te boo ko banaliser la nga bëggan mën nga am contraire bi moo tax état xaw ci prudent te dafa am leneen l'information sensible ay journalistes ci biir ak ay experts communication loo xam te c'est sensible bañ cee wax moo gën wax ci ndax boo ci waxee rek maanaam lu mel ni wàllu conflit yenn guerre yi wala yenn feebar yi wax ci lu bëri wala lu mel ni lii boo ci waxee la nga bëggan ak lii am mën na wuute lool waaw man daal noonu laa ko mën a jàppe Sëñ Fallu xam naa ne xaw naa gudd yaakaar naa tamit xaw naa jaxasoo waaye bu dee am lu ci leer rek lu ci leerul maa ngi taaxirluwaat bu amee looy laajal mën nañu ko laajal bal noo dégg. waa kay docteur jërëjëf ci tontu yu am solo yi xam naa ngir bañ la sonal danañ amaat yeneen daje beneen yoon laaj bi ni daaneel tey nga xam ne boo ko tontoo mën nga tàggatoo mooy manque de communication boobu nga xam ne léegi dafa am ci biir kër yi parents yu bari communiqué tuñ ak seeni doom nga xam ne ndeysaan bu dee jigéen ñi sax léegi seeni gis baax mën na leen a bett parce que yaay ji par rapport bu njëkk daal manque de communication bi am entre nit ki ak soxnaam ak i rakkam ak i magam c'est parce que suñu télé yi suñu télé yi mi ngi ci suñu loxo romb na sax léegi ay télé ci néeg ñu bëree bëri téléphone yi sa xarit sax da nga koy seeti ba pare dem ba këram mais du ngeen waxtaan ku nekk sëgg ci téléphone en tant que ab sociologue yéen bu ngeen di jàngat loolu lan ngay gis ni moom la mën a yàq ni ñuy dundee ci wàllu téléphone ci wàllu internet bi nga xam ni ndeysaan nit ak soxnaam ne ci néeg ku nekk sëgg sa téléphone nit ak waa këram ne ci kër gi ku nekk sëgg sa téléphone nit ak xaritam nga seetu ko ku nekk sëgg sa téléphone mu mel dañu dem ba dañ ko habitué léegi loolu lan la mën a yàq en tant que ab sociologue boo ñu ko doon jàngatal lan ngay. waaw kay Sëñ Fallu xam nga léegi li naan benn le lien social renouvelé wala remise en cause du lien social lañ koy waxee mooy tey li tënk nit ak nit léegi dafa commencé yàqu dañ na ndaxte léegi ndax communication lu mode relation la communication relation rek la loolu mooy communication nit nag lépp lu koy mettre en relation ak keneen ki communication la te li ci ëppoon solo mooy daanaka li ñu gën a xam mooy waxtaan discussion yi mooy cette communication intersubjective entre nit ak nit daanaka loolu nag dafa commencé mooy li ma la wax rek day dem ba daa am luy taxaw mooy benn communication traditionnelle bi amoon ci société bi xam ni nit ak nit la léegi bi yeneen outils yi ñëwee lu mel ni télévision dafa njëkk a def dafa njëkk a séparé nit ñi téléphone ñëw gën a séparé waat nit ñi parce que ndax téléphone sax njëkk mooy léegi bu ma la gisul sax dama lay woo téléphone léegi ñu dem ba loolu télévision am léegi nit ñi toogaat dootu gisee kenn gisee bi bëreetut daanaka waxtaan bi bëreetut yooyu di amaat ba tey numérique dugg léegi nan bay leen benn homo numéricus mu am di ko xam te léppam ci numérique lay am léegi maintenant relations sociales ce sont virtuelles léegi des relations yoo xam te dañ ko virtuel dañ ko numériser lépp léegi moo taxaw léegi li gën a garaaw kay ci gis ko mooy da nga ne ci ak kër ñëpp nekk fa ñu créé groupe WhatsApp ci kër gi mooy nit ñi sax giseetuñ léegi ndax ku ne mën naa toog sa ne ñuy waxtaan léegi éducation da nga am lu am solo mooy léegi nag mooy ci li naan éducation sexuelle mooy waxtaan bi nga xam ne yaay daan na ko def ak doom ngir yu bëri ma ko loolu amatul dafa dem ba day gis xale boo xam te ni yu bëri xam ko parce que waxtaan war na waxtaan ak yaayam wala ko mag amatul léegi nag loolu moo waral nag tey parfois njuumte yu bëri am ci xale yi wala sax bu dem ba nekk mag yéen yi doo ko xam nit a ngi def dara fekk du ko xamut bu ko xaman du ko def ndaxte li ko war na xam mooy benn socialisation bi war na am socialisation primaire bi xam ni kër gi la war a commencé diggante yaay ak doom wala diggante baay ak doom loolu dafa dem ba amatut lenn am na ci mooy ni suñu société tënk léegi mooy société bu njëkk da nga nekk ci kër gi nekk fa ak sa yaay sa baay nekk fa ak say mag ak sa rek wala sa rek papa ak yooyu léegi nag kër yi daanaka kër goo xam te ni c'est des familles nucléaires la papa yaay doom moo fay nekk bu papa ji xëy liggéey yaay ji xëy liggéey kon est-ce que dalog toog waxtaan nit ñi dina amati loolu dootu am te bu njëkkit fan daan waxtaane mooy jàkkaarloog télé bi bokk ëtt toog waxtaan ëtt amatut même salon mooy am waaye salon boobu sax daanaka nekkatu toggukaay léegi ndax ku nekk sa nekk nekk léegi benn individualisme moo am ba nga xam ne tey nit ñi buñ gisul mun na waxtaan te nit ñi gisanteetuñ wax dëgg nit ñi gisanteetuñ jot gi manqué na ko ndax su dafa nekk benn société boo xam te ni accélération moom c'est de vitesse la de course la loolu moo am léegi ba léegi waxtaan bi amatul te loolu mooy waral li ma jàpp na lu bëri nga am
tey ñu wax affaire violence bi am yow wàllu délinquance bi am déviance bi am léegi nag yëpp nag ñàkk éduqué mooy famille rôle ba daan joué bu njëkk rôle yi famille bi loolu la joué tut waaw loolu lañ joué tut ba tey nit ñi dañuy yomb a këf am na benn borom xam-xam bu naan actuellement li am mooy des propagandes complices mooy ñi nga xam ne dañ leen nax léegi ay complices ci seen ci nax gi leen di nax lu tax mooy li leen daan tënk muy famille bi amatul kon nit ku woo ko tey dinañ nekk saako la mu def lay taxawee comme sa famille duyu la ba nga mën a fees ba nga xam ne lu génn du la mën a fëkk léegi bu dee génn ak xott ngay génne léegi ku njëkk ci yow rek moo lay sol dara daanaka loolu la ñuy gisaat. bi beneen affaire mooy li ma wax ci lien social renouvelé mooy homo numericus bi léegi moo amaat réseaux sociaux moo taxaw téléphone yi moo fi nekk nit ñi seen dañuy xëy soo ba ngoon ci téléphone bi lay nekk naam mën nañ ko utiliser nen parce que nekk téléphone ay ndax am na ñoom te ñu ngi ko utiliser loo xam ne ci wàllum entreprise ñi ngi ciy jaay waaye am na ñoo xam te daanaka nekk gi ci waxtaan lay doon mais waxtaan boo xam te ni day dem ba yow toog waxtaan nit ki jaralatu la ko danga naan mën na waxtaan ci Facebook mën na waxtaan ci WhatsApp mën na waxtaan ci neneen ni nga xam ne tey moo lay gën a sax day dem ba nit ki nekk ak yow dootoo ko bëgg na nit ñi sorante individualisme am ku ne beru da nga nekk ci kër gi waaye ñëpp dañuy wéet wala yaa ngi ci kër gi toog waaye sa xel nekku ci kër gi sa xare nga yaa nga France wala yaa ngi États-Unis di waxtaan ak keneen kon loolu na bu amee mooy daanaka kër gi waxtaan dootu am te waxtaan bu amatul rek daanaka réeroo day moo taxaw dëgg-dëgg kon loolu boo dee seet suñu famille li ko gën a yàq mën naa ni loolu ci la bokk mooy communication bu daan am entre nit ñi amatul te loolu nag li ñu gis ci biir kër yi rek moom la daal di fekkat ci biti ndaxte nit ki bu ko këram gi préparé wul bu génnee tamit te daal di nekkat ci ni mu daan comporté ci këram lay comporté woo ci biti te mooy waral tey société bi yàqu kon bu yàqoo nan xoolaat ci suñu bopp ñun ci kër yi ndax yaakaar naa bu doon kër yaa ngi joué li doon joué ba léegi lu bëri mën naa bañ a amati waaw yaakaar naa daal mën na koo tënk noonu ci wàllu ne impact bi nga xam ne réseaux sociaux yi ak médias yi am nañ ko bëri na lool ba jàpp naa ni lépp lu bëri li ngi am ci société bi loolu fa la jóge ndax ni lu mu xamul du ko def waaw te léegi nag comme nit ñi yaratul médias yi ñoo yar te médias yi li ma la wax rek saaku la mu def lay taxawee bu dee lan la yare moom nga am wax na mais bu dee amoo ko tamit ki njëkk ci yow moo lay duy te ñu bëri médias yi ñoo njëkk ñoom ñoo leen di duy te kon li leen médias yi xam loolu rek leen di xam waaw mooy yaa ngi Sénégal waaye dundu sénégalais te loolu moo ci bëri lu muy am Sëñ Fallu yaakaar naa ni réponse bi xaw na gudd waaye ci tënk mën nañ koo jàppee ndax xam naa bu ñu amaatee yeneen jotaay mën cee gën a yaatal lu bëree bëri xanaa di leen jaajëfal bu baax waxtaan bi am na solo xam naa ni ma bëggee mu demee ko sax yaakaar naa bu doon ak suba ci lay gën a yomb waaye nag lii la yàlla dogal xam naa beneen yoon ñu gën cee yaatal di jéggalu di tuub ndax xam naa ne ay borom xam-xam la fi nekk wax ji lu ci jub ñu xam ni yàlla moo na ko baaxee rek ñu jéem a góorgóorlu pour waxee noonu bu dee daa am lu ci dëngit nga xam ne sunu matadi la waaw ndax xam naa ne ay borom xam-xam ngi ci biir xam naa ne di dool di leen déglu bu dee am na luñ ci mën a jubbanti ñu ànd ñoom jubbanti ko bu dee am na luñ ci mën a yokk ñu ànd yokk lu matul ñu yokk ko bu dee am na leen aussi luñ ci mën a waxtaane waat tamit ñu waxtaane waat ko ndaxte àdduna moom noonu la gis-gis ngay joxe ñeneen mën na am gis bokkut ak sa gis-gis boobaa dañuy taxaw déglu leen bu dee gis na ni leen waxtaan mu gën a yoon maanaam ñu ànd ci ak ñoom ba wala ñuy waxtaan ba gis benn solution kon daal di jéggalu borom xam-xam yi nekk ci biir jéggalu kilifa yi nekk ci biir jël kàddu gi ma jël kàddu seen kanam di jaajëfal Serigne Fallou tamit di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñu doon teewlu xanaa di leen dox daje beneen yoon bu yàlla amaatee beneen occasion gën a waxtaan ak ñoom kon daal jërëjëf waaw Serigne Sylla la woon moo doon waxtaan ak yéen di jaajëfal ñëpp di leen ñaan guddi jàmm. jërëjëf docteur Serigne Sylla jaajëfal nañ la bu baax a baax ci turu mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo ngànk Mouhalim Info di doole jaajëfal suñu sponsor officiel yi café Touba Bouchra di leen ñaanal tawfiq muy café gu am solo yàlla dogal na agsi na fii ci Touba ku ko soxla mën ngaa jokkoo Serigne Modou Cissé wala kenn ci Mouhalim Info seen numéro téléphone à Dakar mi ngi nekk 77 356 82 45 waaye di jaajëfal itam Touba Xayra cosmétique ñoom it seen numéro téléphone mooy
432 58 56 ñoom ñi nga nekk ci Dakar ci côté case bi rek boo fa jigee woote danañ la tegtal ba nga àgg ci ñoom it liggéey bu am solo la nekk ay partenaire fii ci Mouhalim Info di lancer appel ci mboolem ñi nga xam ni am njaay wala yëgle te bëgg mu agsi ci nit ñi nañu jokkoog waa Mouhalim Info bu soobee yàlla dina tax nit ñi xam ko dina tax mu tasaraw ñi ngi jaajëfal docteur Serigne Sylla di ñaan yàlla yokk xam-xamam barkeeral ko yokk ay lijaasaam waaye ubbil ko ay bunt bu baax a baax ba mu gën a mën a jariñ société bi wax dëgg yàlla doomu soxna la macha allah jàng diineem waaye dugg itam ci njàngum tubaab ba am ci yi diplôme ci as bi boole koog di pratiquer diineem nag bu baax muy ku ma xam daanaka mën naa ne maa ko yar ñi ngi koy jaajëfal bu baax a baax bi ñu sàkkoo ci moom jotaay bi ak bi ñu ko nangulee benn la loolu di am lu am solo ci ñun ñu ngi kontaan bu baax sëriñ jërëjëf yal na yàlla yokk la te yokk xam gi ak man gi salaamaaleykum wa rahmatullah